seetaan leen ko man de maa ngi koy seetaan Caaroy info ndaw ñu takku di liggéey lanu li nu bëgg mooy suqali seenum réew waa Caaroy info waaw bëgg naa leen guddeeg bëccëg suba ngoone waaw yéen a ngi ci terrain bi ngir def li leen waar waaw waaw man de bëgg naa leen dee leen ko seetaan man Matar moom laay seetaan. salaamaaleykum suñu mbokk internet Caaroy info TV mbégte la ñuy am saa su ne rek di leen dalal fii ci seen premier numéro le monde de la culture quand on parle de la culture nag ñëpp seen xel dafay dem ci li nga xam ne moo di aada ak cosaan mu nekk émission boo xamante ni képp kuy artiste képp kuy waykat képp kuy fecckat waaye tamit képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci li nga xam ne moo di aada ak cosaan rek dinañ la daal di dékk suñu micro dem seeti la fa seen am ak yow waxtaan bu yaatoo yaatu tey nag maa ngi fii ci fi nga xam ne moo di Géejawaay may dalal suñu frère di Matar Niang di doomu banlieue waaye tamit nekk jeune boo xamante ni kenn dootu ko naatable fii ci diwaanu Sénégal ndax sax mu nekk koo xamante ni mën na lu muy def di yëngatu ci wàllu musique Matar Caaroy info mi ngi lay dalal ma lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay sa nuyoo di nuyu waa Caaroy info bépp di nuyu waa Géejawaay Pikine di nuyu fépp foo xamante ni soppe Matar Niang mu ngi fa di bëggee Matar Niang ci biir réew mi ak ci biti réew mi maa ngi nuyu ñëpp di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay. merci beaucoup ñun tamit ziar nañ la bu baax a baax liñ koy dooree rek mooy tey jii xëy na ñi nga xam ne pour la première fois ñu lay gis xamuñu kan mooy Matar Niang man ci loolu lay commencé kan mooy Matar Niang lan mooy sa jaar-jaar. waaw Matar Niang mooy doomu banlieue diggante Pikine ak Géejawaay mais di joomu jàjj ak ndaat ak sukeer ak xelli ma bokk foofu doonu ay way nàmp ay way ñëw ci milieu showbiz bi am lu nu visé am ci ay mébét am ci plan de carrière buñ ci teg boo xamante ni incha allah man ak suma staff ak suma ménagère ñu ngi ci di ci job bëgg egg fii maestro yi egg wala fu ko raw kooku mooy Matar Niang quoi. léegi ci sa biir kàddu dama dégg nga ni danga nàmp way tey jii Matar lan moo ko poussé à ce que mu bëgg li nga xam ni moo di way ak nan nga ko nàmpee. waaw dama ko doon ndax dëkk yi ma la limal muy jàjj ak xelli ak ndaat foofu ma bokk ñi fa bokk ñëpp wala ñiy dégg Matar Niang muy wax te xam dëkk yi muy wax xam na ni ku fa bokk su woyee war naa way su woyul war naa way et puis muy daw si sama deret may nekk sëtu jaalo ku ne dégg nañu ni jom jaalo mi si jàjj ma Samba nee na Fall ma bokk foofu mais bokk ci kër ma yaram caane mur ma si xelli man su ma toogee sax damay way su ma dee nelaw sax damay way waaw damaa war a way di way quoi pas ma dem di wëri way. kon dafa nekk loo xamante ni sa deret la bokk. dafa bokk ci man. d'accord ci noonu Matar ban année nga commencé way. waaw mën na ni nag Matar bi mu xàmmee ba mën a wax ci la commencé di woyantu ndax woykat boo gis ci woyantu lay tàmbalee nekk ci kër gi di woy ci mbedd mi ci école bi wala ci bérébu liggéeyukaay bi di woyantu ndax boobu day fekk mu ne ci yow bokk ci yow ngay ànd ak moom di dem di ñëw di tëdd di jóg su fekkee da nga ko jàng nag xam nga da ngay dem ba mën ko doog way mais man bi ma gimmee rek laa tàmbalee di way quoi nekk waykat. Matar ba nga gimmee nga nekk waykat mais tey jii est-ce que mun nañ xam li nga xam ne moo di sa carrière musicale ana ban année rek nga commencé imposer wu ci li nga xam ne mooy sur scène. waaw loolu su ma juumul nag yaakaar naa 2011 2012 laa commencé. imposer sa bopp. di way quoi di wayantu ci di dem ci sama gaay yi comme am na suma benn frère bu nekk Louga muy def soirée
ma ñëw di ko woyal ci 2012 bi ci laa teg suma premier programme boo xamante nii man maa ko organiser ak suma staff. ñu teg ko. muy ban programme bu mag. ñu teg ko fii ci Guédiawaye. Matar Niang def ko ak staffam def ko ak ay soppeem ak ay fansam ak ñi nga xam ne ñu ngi bëggee Matar Niang ñëpp 2012 laa tàmbali def loolu quoi sama yëfi bopp. mais scène bi ma njëkk yeeg 2011 Louga la quoi. waaw. ci noonu est-ce que tey jii mun nañ xam li nga xam ne moo di way bi depuis 2011 wala sax depuis 2012 ba nga xam ne dugg nga ci ça fait maintenant 9 ans Matar ñaata single la def wala sax ñaata album la def. non dugg ci 2012 wala 2011 taxul Matar Niang yàqamti lu mu bëgg a def wala mu profité ko. ndax def yaakaar naa li ci gën a neex mooy def lu nit ñi bëgg. def lu àdduna di enjoy def loo xamante ni sénégalais yi ñu ngi la ciy bàyyi xel moo ëpp solo def loo xamante ni sénégalais yi bàyyiwul la ci xel. depuis boobu léegi nag am nañ plan de carrière boo xamante ni maa ngi ciy liggéey maa suma staff ñu def ay single yoo xam ne génn na pour le moment mais li nekk ci ginnaaw single yooyu moo ëpp doole single yi. te single yaakaar naa ku ko déglu xam ni Matar Niang am na vision am na lu mu bëgg a def xam na fu mu jëm tamit quoi te xam na lu ko fa yóbbu incha allah bu si yàlla àndee waaw yaakaar naa loolu moo ëpp solo. mais tey jii au moins wax nañu xam Matar ñaata single la def ñaata album la def mais tamit bon su fekkee que ni même su fekkee defoo album nga ni defaguma album mais war nañ xam tey jii lan mooy sa production parce que tey jii xëy na way depuis 2011 ba tey wala 2012 ba tey au moins am na loo xamante ni Matar Niang war na ko produire. def nañ ñaari single muy yoo ban ak ban xamante ni benn bi yéen la tudd. benn bi mu ngi tudd bul ma mere ñu def ko ci décembre bi nii. waaw loolu mu nekk loo xamante nii lu am solo la album nag génnee gun ko mais li nu liggéey teg ko li nu liggéey pour suñu plan de carrière loolu moo ëpp doole album quoi. waaw te dara jaru yàqam ci dama koy wax chaque jour li am solo mooy am marchandise te xam fi nga koy jaay wax naa ko léegi Mor ndax jaaykat bu amul marchandise du jaay te yaakaar naa Matar Niang li mu liggéey bu ko yàlla mayee gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fi bàyyi fi mbooloo mu jullit dinañ gën a xamaat kan mooy Matar Niang ak lan la liggéey quoi incha allah loolu jaru yaaxanti. mbokk internet yu Caaroy info ma leen di fàttali rek yéen a ngi seen premier numéro le monde de la culture le monde de la culture nag nekk émission bi nga xam ne nag dañ fi dalal képp kuy yëngatu ci wàllum aada cosaan fii ci diwaanu Sénégal ci noonu rek tey jii may dalal ki nga xam ne moo di mu nekk doomu banlieue nekk jeune waaye tamit di wane boppam bu baax a baax ci li nga xam ne moo di musique muy Matar Niang ci noonu rek balaa ñuy continuer waxtaan bi dañuy dem rek seeti li nga xam ne moo di service commercial daal di ñëwaat ci plateau. Situé à Guinaw Rail Nord, en face du camp militaire Thiaroye, juste à l'entrée de l'autoroute à péage, cours privé Dr Cheikh Dieng ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays? Alors, n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cheikh Dieng. Notre secret, en quelque sorte, c'est que d'abord, c'est au niveau de l'administration. Nous avons eu à privilégier tout simplement une administration horizontale et éviter le verticalisme. Et non sans savoir aussi que le seul baromètre ou le seul indicateur fiable, en quelque sorte pour une école privée, ce sont ses résultats. Et nous nous sommes donnés corps et âme et nous avons eu à épuiser toutes les voies et moyens pour au moins satisfaire les parents d'élèves. Ça veut dire chaque année, nous assistons à des résultats vraiment qui montent au fur et à mesure. D'abord des 50%, des 75%, des 80% et il y a une année que nous avons eu à faire 100%. Et cette année aussi, nous avons eu à faire de très bons résultats et tout ça est dû tout simplement à une bonne organisation. Également, je félicite de passage les professeurs, également l'administration.
Les niveaux sont répartis comme suit: élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 432 94 71 ou visiter notre site internet écolecherdien@gmail.com. La réussite, c'est nous. mu nekkoon li nga xam ne moo di service commercial bu li nga xam ne moo di Caaroy info dama leen ko waxee woon rek ñu ngi fii tey ci fi nga xam ne moo di Géejawaay amal waxtaan ak ki nga xam ne doomu banlieue di Matar Niang léegi ci say kàddu yaa ngi wax li nga xam ne moo di ay production yi nga xam ne def nga ko mais man damay rebondir tuuti rek ci li nga xam ne moo di dernière single bi nga xam ne def nga ko bu yàggul dara muy sax ci décembre bi la génn tey jii est-ce que mun nañ xam Matar lan la fa way originalité musique bi. waaw loolu maa ngi ci woy mbëggeel mu génn ci décembre bi def naa le 8 la génn muy morceau bu am solo ñu liggéey ko ak qualité bu baax sonn ci daj ci liñ ci war a daj jox ko li mu laaj tamit aussi suma xarit def ko suma frère Fallou Benjamin arrangé son bi ñu dugal ko ci studio boobu mu nekk son bu am solo moo way ci mbëggeel. est-ce que mënuñu cee ñam tuuti a cappella ñu xool Matar lan la ci way. mbëggeel ndekki wóorul dalay manqué mbëggeel ndekki yoo mën na la manqué mbëggeel dafa wéet jooy jooyu xolam wartas yaakaar dafa ñaawoo dafa wéet jooy jooyu xolam wartas yaakaar dafa ñaawee waaw mbëggeel ndekki wóorul dalay manqué xamewul daraja góor a jigéen lay jooy looli yee tax mu am danger mbëggeel dafa wéet jooy jooyu xolam wartas yaakaar dafa ñaawoo dafa wéet jooy jooyu xolam wartas yaakaar dafa ñaawee waaw ci mbëggeel. mu nekk loo xamante ni moom mun nañ ni bu baax a baax li nga xam ne moo di jeunes yëpp dañ koy dund muy mbëggeel xëy na li may wax Jaariyatu Jaañ xam na si dara waaye tamit Mariama Sabale xam na dara ci li nga xam ne moo di mbëggeel. yow tamit xam nga ci dara. léegi doy na waar dafa mel ni sax laay ak Amadou Ñing ñoom mooy sama cadreur bi ak Ñing suñu rédacteur en chef bi sax ñoom tamit war nañ cee mën a xam dara ak bàcc su ko defee su ma paree laaj leen si Matar tey ji ñu gis artistes yi képp koo xamante ni jug nga di way rek da ngay way li nga xam ne moo di mbëggeel lan moo tax loolu. waaw dafa nekk actualité nekk lu ñuy dund. waaw dafa nekk loo xamante ni actualité la nekk lu ñuy dund. yaa ko wax léegi sa biir wax bëri na ñu mu jooyloo bëri na ñu tax mu mel ni danoo manqué te manqué wunu ndax li may faral di wax rek nit boo ko bëggee su la meree da ngay manqué ndax kenn mënta ñàkk li nga bëgg soo ko naree ñàkk mu manqué la ba nga jotaat ci mooy gën nga koy ñàkk te dafa am solo nga bëgg nit ngeen di nekk ci jàmm di kaf di ree loolu dafa neex quoi bokk na ci li nga xamante ni dañ koy dund Sénégal jooyloo na ma jooyloo na la jooyloo na keneen dëgg neexul lii laa wax de ñim jooyloo bari. loolu moom dafa mel ni rek kenn du ko weddi xëy na bon mbëggeel ñëppay bëggante. Matar tey jii tey xëy na on va parler un peu ci li nga xam ne moo di bokk gi nga bokk ak Ndongo Lo. Ndongo Lo nekkoon koo xamante ni sa frère la. mais nekkoon koo xamante ni aussi def na lu am solo wane na boppam bu baax a baax ci li nga xam ne mooy musique u Sénégal. xëy na tey jii nekkatu fi mais bàyyi na fi loo xamante ni ba léegi nit yaa ngi koy teg tànk. nit yaa ngi koy gis xëy na am na génération yoo xamante ni sax judd nañ xamuñu Ndongo Lo. mais xëy na man mi nga xam ne daan naa déglu ay wayam laataa muy génn àdduna ban témoignage nga mën a def rek ci ki nga xam ne moo fi nekkoon sa frère. liñ ci mën a wax ci moom yaatu na bari na te lu nu xam la tamit lu nu dund la ak moom ndax bari na ñuy wax ci Ndongo Lo ñu bari bi mu wonee ginnaaw bi mu làqoo
lanu commencé di wax ci moom commencé nangu koo xam commencé bëgg a bokk ak moom wala bëgg a xamante ak moom mais ñun li ñuy wax ak ci Ndongo Lo dañ ko dund ak moom mu nekk sunu mag ñu bokk ak moom ay jotaay bokk ak moom deret bokk ak moom fi ñu juddoo kon mën nañu wax ci moom lu kenn dul dindi et li ma ci gën a marqué ci moom nag mooy yërmande ju nekkoon ci moom ak cofeel bu nekkoon ci sunu diggante ak moom buy jóge ci moom di ñëw ci ñun ndax xale ku ko yërëm rek mu am cofeel ci yow quoi te yërëmoon nañu bëggoon nañu yéene woon nañu lépp lu mës am tamit bokk na ko ak ñun bopp bi mu ñuy woon ginnaaw te ba léegi yaakaar naa jëfam mu ngi ñëw ci ñun ndax fu na lan ñuy tudd di tudd Ndongo Lo kon ba léegi bàyyeegunu jëfam mu ngi ñëw ci ñun dañuy ñaan suñu borom xare ko àjjana yàlla oyofal suuf ci kawam dolli ko leer ci daraje Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma amin rek tey jii xëy na am na loo xamante ni dinaa la ko laaj en tant que jeune Ndongo Lo nekkoon sa frère mais gis nañ ni ci li nga xam ne moo di li mu daan way li ci baree bari nekkoon na loo xamante ni yeete lay doon tey jii est-ce que yow yaa ngi bàyyi loolu sa xel ci li nga xam ne moom ngay produire nga xam ne aussi di nga way loo xamante ni dafay yee société bi parce que mun nañ ni tey jii là où nous sommes société bi dafa am ay taar yu bëri yoo xamante ni mi ngi fi am ay jafe-jafe yoo xamante ni mu ngi koy dund mais du loo xamante ni au fait soxla na pour yéen ñi nga xam ne ay artistes la ay artistes ngeen génnee loolu est-ce que aspect boobu yaa ngi ciy bàyyi xel. sama première single loolu laa ci way maa ngi ci way naan bu la nit ki yéene musiba fexeel di ko yéene lu baax bu la nit ki yéene musiba fexeel di ko yéene lu baax ba yàlla nekkun la mandoo kenn mënta xam nit ki lu mu moom lu ma la def lu ma la wax saa yoo ma xoolee sa xol di jeex bum la ci fekk doom yaay ndax laawu buur bi moom noppi na bul soxor te bul iñaan bul ko jëndee doom yaay jaru ko loolu yeete la message la tamit boo xamante ni jàll la nan ko ndax bu la nit yéenee musiba fexeel di ko yéene lu baax rek li mu ëmb dafa yaatu te maa ngi koy wax ci biir wax bi ba yàlla nekkul la maandu kenn mënta xañ nit li mu moom li tax ma woy loolu tamit muy premier single bu ma def dañuy wax woy bu yeddewul yeetewul ay naxaate la dëgg la waaw moo tax deuxième single bi moo nekk mbëggeel mais première sortie bi yéene laa ci woy yéene mooy morceau boobu noonu yéene la tudd d'accord internautes yu Caaroy Info TV comme niñ ko doon waxee saa su ne rek yéen a ngi ci seen première numéro le monde de la culture nekk émission boo xamante ni nag dañuy seeti képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci lu jëm ci wàllu aada ak cosaan am ak yow ab waxtaan ci noonu rek tey ñi ngi fii ci diwaanu Géejawaay di dalal ki nga xam ne moo di Matar Niang di doomu banlieue waaye tamit wane bu baax a baax boppam ci li nga xam ne moom lay def mu di musique mu mel ni sax ña ngi may commencé def si li ñu cërale woon ci ay waxtu sax mi ngi bëgg a jege mais laata loolu rek tey Matar yéen ngeen nekk ay artistes mais gis nañ li nga xam ne moo di Covid 19 bi da leen a laal bu baax a baax depuis sax feebar bi ba mu ñëwee Sénégal ba tey mois de mars gisoon nañ li nga xam ne moo di soirée yeeg dancing yi dañ ko tëjoon mais donte sax fan yi ñi nga xam ne ñooy état bu Sénégal ñi ngi ñuy annoncé deuxième vague ci deuxième vague bi sax gis nañ tamit li nga xam ne moo di ay ndogal yoo xamante ni jël nañ ko ci tëjaat li nga xam ne moo di soirée yeeg dancing yi. tey yéen nga xam ne ay artistes ngeen nan ngeen di dundee loolu. day nekk lu metti ci artistes yi nekk lu doy waar nekk loo xamante ni tamit xam nga metti na ci artistes yëpp ndax boo xoolee ba mu fi duggee ba léegi li mu yàq moo ëpp li mu defar si côté artistes yi ci bépp côté boo xamante ni xam nga mu ngi si Sénégal ñu ci yëngu. mas mi bi mu ñëwee léegi yàq na ci lu bari su suma ñun artistes yi sunu business daf ko arrêté carrément déjà demoon na booy waaj a jeex ba nu commencé waat di jouer mais ñu déclaré waat ni am na deuxième vague buy ñëw
mu tombeek décembre yi gars yi def ay financement ak ay concert ma waroon jouer le 27 décembre Ravin maak suma ay moroomu artiste mais mbas mi moo ngi bëgg a yàq lépp boo xoolee ndax suñu bis yooyu nga xamante ni dëgg moo loo noonu ko bu ko def ñu ngi jiixi jaaxe ndax dinañ ko def wala duñ ko def ñuy lancé walla appel état bu Sénégal ñu jàppale ñu ñun artistes yi ñu organiser affaire yi ba nu mën a eggale continuer di def suñuy activité ndax ñun amuñu lu dul aar amuñu lu dul way rek la na am si la ñuy dund si la ñuy yor suñu wayjur yi si la ñuy def li ñu bëgg a def buñ ko arrêté day metti ci ñun mënuñu def leneen lu dul aar ñu jàppale ñu xool nan la ñuy organiser ba suñu bis yi ñu dégmal ñu mën ko def ci jàmm mu jeex ci jàmm ñu jël ci ay mesures mën ko def ci kàttanu yàlla mu jeex ndax tamit suñ ko arrêté rek dina metti ci gars yi bu baax a baax a baax a baax waaw ci loolu sax laa doon ñëw xëy na sax amaana day nekk dernière question bi rek wala avant dernière question bi ci loolu mu mel ni tamit artistes yu bëri d'accord uñu rek ci bile mbir ndax ñu bëri ñoom fas yéene nañoo wàcc ci tali bi ngir xeex loolu tey jii am na li nga xam ne junñu nga ko sànq ba ngay wax ab soirée boo xamante ni war nga ko amal le 27 léegi soirée boobu am nga confirmation dina am du am wala wóoragu la commencé nga jaay billet yi wala waaw loolu commencé woon nañ jaay billet yi avant deuxième ñuy déclarer deuxième vague bi commencé woon nañ jaay billet yi commencé woon nañ dox ci soirée bi bu baax a baax a baax a baax a baax dugg nañ ci bu baax suma ménagère moom moo géré yenn détails yi ak boîte bi mu ngi déggante ak ñoom ñu ngi am yaakaar mu am quoi waaw ñu ngi ci am yaakaar waaw yàlla mën a def mu yaakaar boobu ñu ci am yàlla antul ko ba nu jouer ñun ñëpp voilà ñu ngi ci am yaakaar ci noonu sax maa ngi dégg artistes yi naan ñoom mën nañoo tëgg respecter mesures barrières yi xanaa su boobaa soirée yi moom dañuy fas yéene rek takk masque yi waaw mën nañu takk masque yi ndax boo xoolee takk masque yi wàññiwul dara ci soirée bi quoi ñun woykat yi sax bu ñu mais takk masque bëgg a fecc soirée moom dina metti de waaw mais wàññiwul dara ndax mooy tax li ñu bëgg a liggéey ñu mën ko def quoi mesure barrière yooyu bu ñu ko nangulee ñu def ko tëgg soirée bi mooy gën quoi ñu bañ ko def quoi. mais d'accord ngeen mais ki di tëgg soirée moom du takk masque. loolu moom wóor na. kii tëgg soirée mën naa woykat mën naa takk masque. ah soo takkee masque wutal leen ma masque waaye ma jox Matar mu takk ka. invisible boo xam ci biir masque lay dugg. Matar xëy na mun nañ ne ñi ñëw ci soirée yi mun nañ takk masque mais est-ce que woykat bi mun na takk masque. dina metti de. masque yi tàng na de. metti na loolu masque yi comme guerre mais. noo def. léegi yow li nga xam ne moo di sittingu artistes yi marche bi tey lañ waxoon dem nga ci wala demoo ci. suba la fas yéene nga cee dem baax a baax. kon daal artistes yi mer nañ. lu ray mbum deeca te ñun amuñu lu dul way. d'accord nga xam ne moo ko jiitee tamit muy suñu kilifa ci wàllu boobu. suñu convoqué soxla ñu. pour ñu war a ñëw taxaw dañoo war a dem ñun ñëpp. Matar célibataire la marié la wala. non Matar nag marié la quoi. marié la macha allah ñaata jabar benn ñaar wala ñett. benn rek. mais artistes yi xale jigéen ñi dañ leen di sonal de ba Matar bokk ci. non man moom dama ës quoi dama dëgër bopp. dëgër bopp ça veut dire. non xale jigéen ñi kii wuñu ma. non Matar tamit. non dama Matar non. ah waaw nag tamit nag. non damay laajte rek non artistes yi xale jigéen ñi dañ leen di sonal. waaw man bokkuma ci. ah lu tax. man Maka laa dëkk. tamit nag Matar ñun xam nañ li daw ci town bi. xëy na tu vas faire un coucou à ta femme nga nuyu ko. waaw parce que yor jëkkër boo xamante ni day yëngatu ci wàllu boobu moom metti lay def. yàlla na nga dem Maka yow. ndax la. amiin da ngaa laal lu am solo. waaw vas-y dafa jar a gërëm ndax macha allah comme ni nga ko waxee. am jëkkër woykat dafa metti nga toog ca kër ga te njaboot gi di muñ. mu nekk ci showbiz bi xam nga di gis. ba pare nekk jeune bu ne nekk jeune. xam nga. xale jigéen ñi duñ la ci bàyyi. dëgg neexoo yàlla xale jigéen duñ la ci bàyyi. ay waay kenn nga may bàyyi nag lii lan la.
jabar gërëm naa la de. macha allah gërëm bu baax di la ñaanal jàmm li ngay liggéey pour sa njaboot yàlla na la ko yàlla defal nga fekke ko. amiin ñu bokk ko yàlla barkeel sa njaboot. amiin Binta Seck sama jabar maa ngi lay nuyu mais avant tout nuyu sama yaay nag. ndax lépp suma yaay moo ko waral. di ñaanal suma papa yàlla yërëm ko te xare ko àjjana. di nuyu suma mag yëpp. Serigne Fallou di nuyu Serigne Lam Ndioba. Khady Lam Cheikh maa ngi nuyu ñëpp. waaw di leen déglu bu baax a baax. mais di nuyu suma jabaru mag yi nekk ci kër ga nga xam ni lu ma bëgg loolu lañ bëgg lu ma bëggul bëgguñu ko. su ma ñëwee dañuy mel ni maa yilif kër gi. te donte man maay caat. maa ngi leen di gërëm bu baax di leen remercier bu baax ñoom tamit gàcce ngaalaamaa ñoom. yal na seen jàmm yàgg. allahuma amin yal na seen jàmm yàgg dama ko bëggoon wax loo mais mi ngi mel ni waxul dafa mel ni madame Niang fi nga téye monsieur Niang dëgër na këcc ok yokkal sa loxo. ndax képp bon au fait ñun ay jigéen lañ tey ji xëy na nekk au fait nekk jigéen boo xamante ni da nga am borom kër boo xamante ni mun naa ne homme public la yombul surtout nga yëngatu ci wàllu musique xëy na xale jigéen ñi boo leen xoolu sax dinañ la xool dinañ la kobos loolu moom di si ñàkk mais comme Matar bëggul wax amul problème mbokku internet yi tey ji Matar joxe lan mooy sa dernier mot. dernier mot moo dama bëgg booy dem jàngi woy na xale yi dem jàngi woy booy mënuñu woy quoi dañuy nekk fii di yuuxu di def ay affaire yàq showbiz bépp. ba pare yàkkamti yàq lépp yàkkamti. koo ci gis muy mel ni melax. dañ dem jàngi ay woy dañ koy jàngi dañ koy nàmp wala nga donn ko wala nga jàngi ko. nañu dem jàngi woy bàyyi seen mag yi ni gir mbagg ak di leen sóoru milieu showbiz bi du guerre du làmb danoo jug pour bëggalante nañu bàyyi li ñuy def dem jàngi woy waaw ñi may waxal nag xam nañ seen bopp bu baax a baax nan dem jàngi woy bàyyi ñuy def yooyu ay caaxaan la waaw loolu ay caaxaan la quoi. mu mel ni rek li nga xam ni moo di message bi jàll na bu baax a baax Matar mi ngi woo jeunes yi rek ngir ñu dem jàngi way ndax way nekk na loo xamante ni yombul balaa nga koy def rek war na fekk nga mën ko bu baax a baax mbokk internet yu Caaroy Info TV nii lañ koy defee saa su ne rek ci seen émission le monde de la culture tey ñu dalaloon ki nga xam ne moo di Matar Niang amaloon nag moom ab waxtaan bu yaatoo yaatu di leen fàttali rek mu am événement bu rëy boo xamante ni mi ngi koy wàcc loolu le 27 décembre lay doon fii ci Ravin di ñaan yàlla rek comme que commencé na jaay ay billets waaye tamit sumb na ko yàlla yeggal ko ci bismillahi rahmaani rahim mu génn seeg alhamdulilahi rabil alamin xëy na comme ñi nga xam ne ñoo di artistes yi boobu ba léegi ñi ngi wut ndimbal ci li nga xam ne moo di saal yi ñu daat koy ubbi amaana sax dinañ ci am saafara mu mel ni rek képp koo xamante ni rek soxla nga ñu ci suñu émission le monde de la culture nga nekk artiste dinañ leen seeti waaye tamit ku ñu bëgg a woo rek mun nga ñu woo ci 77 036 06 74 Caaroy Info nag mun ngeen ñu suivre sur www.caaroyinfo.net waaye tamit mun ngeen ñu suivre ci li nga xam ne moo di suñu chaîne YouTube di Caaroy Info TV waaye tamit suñu page Facebook di caaroyinfo.net ak li nga xam ne moo di page Instagram bi di Caaroy Info TV mbokk yi rek mu mel ni nii lañ ko doon amalee fii ci nga xam ni moo di Géejawaay di leen jox dig daje rek ci beneen naanaan ak ci beneen émission le monde de la culture waaye laata loolu rek di gërëm bu baax a baax ki nga xam ni moo di Abdoulaye Camara moom mi nga xam ni moo nekk ci li nga xam ni moo di caméra bi waaye tamit di gërëm bu baax a baax suñu rédacteur en chef bu Caaroy Info TV muy Amadou Ñing moom mi nga xam ne moo doon wéyal li nga xam ne moo di coordination bi bu leen fàtte rek abonné ci li nga xam ni moo di suñu chaîne YouTube nga xam ni rek di ngeen jot suñu ay notification saa su nekk jërë ngeen jëf